jaami ah dégguma leen sikar leen sikar leen sikar leen la ilaha yaaru la la min la jooy la ilaha illa La ilaha بخوب خير صلى عليه من لو بكل ما بيت وعير لمس من خوب سيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ الأدرامي يا رسول الله سمام شريف لا إله إلا الله يا رسول الله رسول الله يرنن صلى الله واو واو محمد عبد الله جرنا وي وزيارنا لين ديجي سون واي سون جيرغن جف والله والله جيرغن جف يالا جف ام جام mbooloo mi ku sopp yonent bi loxo jagaw ñu magal Seydina Muhammad loxo jagaw ah waaw ah ah la
kaw ñu màggal Seydina Muhammad والله وخير لا تشق درام سيدي بيو لما جاءوا يا سعد ديني يا سعد بو يا سعد البشري يا سعد بو شيخ سيدي بيو Cheikh Sadou Labi loxo jagaw jamagal sadal wara ndeysaan Cheikh Sadou loxo jagaw fa ana dal hashaga min zaka allama fa ana dal hashaga والله وخيط شيخنا الشيخ سادو واو اي مصطفى جبنا جماعة المصطفى سيدنا محمد يوم سيدنا محمد يوم سيدنا محمد يوم سيدنا محمد يوم أدرامي جسد وإمامم شيخ سيد الخير جسد وإمامم
mu dajeeg moom ba nu ne la na nga tànn dana Makka ak Madina bayti maam Ridwaan mooy sa bëgg néeg moom na jural nañu doom yaayu na bee yaayu na bee yaayu na bi jural nañu doom kumuk Seydil Awwalin ya Seydil Aaxirin ya Rasuulallah ya Habiiballah loxo ca kaw ya Rasuulillah ya Habiiballah ana soppe Yonent ana soppe Yonent ana soppe Yonent ana Yonent jógal jaayu banu mag Rasuulillah kooku mooy Sibi doomi Cheikh Alba Hayda doomi Cheikh Sadbu Sibi doomi Cheikh Abdourahmane doomi Cheikh Mohamed Fadal soxna Umu Aydara ku la gëm yow dangay dexe maam Cheikh Saadul Abi ku la gëm yow dangay dexe Cheikh Saad booy gëni dexeel Cheikh Saad booy gëni dexeel maam Cheikh Saadul Abi ku la gëm yow dangay dexe suñu maam Cheikh Saadul Abi ku la gëm yow dangay dexe Cheikh Saad boo ni woon jamono maa ngi dem maam Cheikh Saadul Abi ku la gëm yow dangay dexe wulu sama men waana manu maamin Cheikh Saadul Abi waaw Cheikh Saadul Abi sangu Cheikh Ahmadou Ndiaye borom lu budu loxoy ci kaw ñu màggal maam Cheikh na Cheikh Saadul Abi wuy baayu Cheikh Bamba Ndiaye seen ak Cheikh Saadul Abi moo la seexal Cheikh Saadul Abi loxoy ñoo màggal Cheikh Saadu sangu Cheikh de calaw gay de nguraan ma ñaade faati may sangu Cheikh Yirim nu maan way leen saalibo sangu Cheikh Matar Joob borom Daaru Joob Cheikh Saadu amul maas wulu Cheikh ma mer waadal Cheikh Saadul Abi nee na jërëjëf Cheikh Adrame Cheikh Mohamed Fadel Cheikh Saadu day de samaam Saadul Abi ne Seyduna Muhammad mi may bëgg way ay mu dul woon ak Rasulilaay guddi gi yaay borom Seyduna Muhammad guddi gi yaay borom guddi gi yaay borom yéen ñi bëgg Seyduna Muhammad loxo ca kaw ñoo mag Rasulilaay saadal wara maami soxna Umu Aydara loxoy ci kaw ñu màggal Cheikh Mohamed Fadel borom yaa salaam waxiyatu Cheikh Saad bu day do Aydara waaw waaw Allah 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 lii dara baax
waaw Allah Allah daaray Seydina Muhammad waaw ndeysaan ànd ak soxna Fatou Da Costa ak jaween bi ziyaare nañu leen yéen a ngi nii ànd ak gaynde Seydina Muhammad kii Cheikh Adrame borom léppay baax moo ko tuddee gaynde Seydina Muhammad yàlla na yàlla yokk seen daara ji di ziyaar Cheikh Mambou Kanté suñu xarit soxna Umu Aydara wallaay wa xiyartu yonent bi mooy sa maam bu dul woon ak sa maam Seydina Muhammad ku sopp waa kër Seydina Muhammad loxoy ci kaw mu ay dara bu dul woon ak sa maam Rasulilaay duñu lekk duñu naan duñu amub leer kon kenn duñu xam bu dul woon ak sa maam Seydina Muhammad lawlaahuma kaana wujudu fil wujud walam yakun lana rukuun wa sujud li ajlihi xuliqat al-ashyaa'u wa busita al-arzaaqu wal-alaaa'u man idda'a anhu ghinan fi mazhabi fa huwa ila durri al-hudaa lam yadhabi man nazara Allahu ku sopp Seydina Muhammad man nazara Allahu Seydina Muhammad man nazara Allahu بعين البشر كيف يقاس بجميع البشر سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد من نزل الله بعين البشر ومعين السمام من نزل الله بعين البشر كيف يقاس بجميع البشر من جعل الله رضا في رضا وجاء بيت الله 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 سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله بعين البصر كيف يقاس بجميع البشر سخن أم عيدنا يسمام من نصر الله بعين البصر أم غمام جنونان شيخنا الشيخ محمد فاضل أم غمام جنونان شيخنا الشيخ عبد القادر جيلاني سلطان الأولياء محبوب الله تعالى سمام شيخ عبد القادر جيلاني شيخ جيلي سمام لا شيخ جيلي نينا أنا ذاكر المذكور ذكرى لذاكري لوخا جاغو سونو مام شيخ سعد العابد ولكن رسول الله وخاتم النبيين يقول كالرجب واي ميكرو بي واي لي خمسة دون شيخنا الشيخ سعد بنينا وكر سيدنا محمد ما نgi leen di nuyu
di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura gudd fan ak wér góor ak jigéen yàlla ni woon seen maam Seydina Muhammad qaddimu Qurayshin wala taqdimuha seen maam Cheikh na Cheikh Saad bu nag sëriñ ni lii xamsatun utfi biha charra alxatimi alxaatima li amzanat biha charra alxatimi alxaatima almusawa Seydina Muhammad sëriñ dama bëgg ñu dugg rek dugg ci yonent yàlla Muhammad Seydina Muhammad seen maam la yàlla bëgg ci jaam ñi Seydina Muhammad ma kaana Muhammad aba ahadin min rijalikum moom rasulullah Seydina Muhammad sirru sarirati nuurul xalqi qaiduhum moom rasulullah ay waay yéen ñi màggal leen borom guddi gi mooy borom Seydina Muhammad xayru xiyaari Qurayshin wa huwa da'maa'u moom rasulullah yéen ñi bëgg tuddee doom Seydina Muhammad wala yéen ñi bëgg wax labbayka allahumma labbayka loxo jaga ñu màggal borom guddi gi Seydina Muhammad wa xiiratullahi sirru zaati safwatihi Seydina Muhammad sirrul wujudi wa jawdul juudi ni'maa'u moom rasulullah Muhammadu Rasulillahi yàlla ne ko tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din Muhammadu Rasulillahi maamu Cheikh na Mouhamed Fadel maamu Cheikh na Cheikh Saad bu moom Muhammadu Rasulillahi Mamadou Lamine yàlla ne ko alam nashrah laka sadraka yow Muhammad Muhammadu Rasulillahi wa wada'na anka wizraka yow Muhammad Muhammadu Rasulillahi alladi anqada dhahraka yow Muhammad Muhammadu Rasulillahi laysa bi fazzin wala ghalizin wala saxaabin fil ashwaahi moom Seydina Muhammad Muhammadu Rasulillahi daa'imul bishri sahlul xalqi aridu sadri moom Seydina Muhammad fii bi samaam Chadrame mooy sa baay Muhammadu Rasulillahi seen maam asilul xuddayni azujul aajibayni anqul manqibayni moom Seydina Muhammad fii bi samaam Seydina Muhammad baariqul jabini sublu diraayni shaqnul kaffini moom Seydina Muhammad maami Soxna Abdu Aydara Muhammadu Rasulillahi qaamatuhu bayna alqaamatayni idaa qaama ma'a annaasi ammahu bilqiyaasi wa idaa mashaa ka'annahu mudallalun bayna alghamaami moom Muhammad Muhammadu Rasulillahi huwa alkariimu warrahiimu wal abad yàlla lañ ko bàkke waaye Seydina Muhammad tey jikko ji Muhammadu Rasulillahi huwa alkariimu warrahiimu wal abad yàlla lañ ko bàkke waaye seen maamay jikko ji Muhammadu Rasulillahi Serigne Abbas Rini talbe Serigne Babacar Sy bi bala président moom si kal judrana zahir moom Muhammad Muhammadu Rasulillahi wa qudratul mashi fi ha'in wa asra'a fi waawin wa fi ya sa'ya muhtazimi moom Muhammad Muhammadu Rasulillahi ñaari weer la am raam ñetti weer mu jug taxaw ñeenti weer mu defandiy dox moom Muhammad Muhammadu Rasulillahi suñu yonent juróomi weer muy dox juróom benn weer buy dox ku tàcc alxuraan bi yàlla na alxuraan tàccu waaye tàccu leen ko ay dogu naa ko ci bàkke alxuraanul karim ku tàcc alxuraan bi billaahi wallahi taala yàlla na alxuraan tàccu benn bant alxuraan moo gën Seydina Muhammad na ñëpp tàccu ñu màgg alxuraan laa ilaaha illallaah waaye ku sopp yonent bi tàccu loolu waay tey sax waa nañu bëgg Seydina Muhammad yi laa ilaaha illallaah One
la ilaha illallah يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وتؤثروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله jërëjëf يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ana waa kër Serigne Bamba yi la ilaha illallah وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه صدق الله العظيم jërëjëf na ñëpp tàcc suratul Fath jërëjëf si Serigne Bamba jiit naa ko ci barke alxuraan ku ci tàccuwul bu ëllëgee yàlla bu la alxuraan tàccu Serigne Bamba Seck lii de Seydina Mohamed Ekram tekki say la xoor ne joxal ma lii lu mu doon ndeysaan lii yëpp alxuraan a ko waral lii alxuraan moom rek moo ko man lii yëpp alxuraan a ko lii waral alxuraan alxuraan a gën lu ne lii yëpp alxuraan alxuraan a gën lu ne Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah walladina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar Sayyidil Imami dafa mel ni yéen da ngeen a bëgg a ñëw kon ngeen gaaw ndax nee nañu heure bi jeex na waaw Rama Ndiaye moo ñëw ba dem ànd ak soxna Faat Awa Ndiaye ki nga xamante ni li ma sol léegi nii moo ma ko jox wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla na seen teraanga yàgg amiin waay may fàttaliwaat ne guddi gi Seydina Muhammad mooy borom sallallahu alayhi wa sallam yàlla na fi yenante bi saf sap wallaay wallaay yàlla na fi yenante bi saf ma leen koy fàttaliwaat yàlla na fi yenante bi saf amiin wax leen amiin ana soppay yonent bi na fi nga ma fede daay ci ma yow yaay Ramina wala na mi
الله أكبر الحمد لله وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا Allah
أقاموا من الميقات وكلما لبى الملبيون في زيرة في الحسنات وكلما دخلوا فجاج ما قطعوا تلك الرهبات وكلما طافوا ببيت الأتيخ وضجت الأصوات بدعوات وكلما سعوا بين المروة والصفا والمشاعر المفضلات وكلما وقفوا خادعين بعرفات وكلما أريحوا هناك من الإبرات وكلما نزل إليهم الجبار من فوق سبع سماوات وكلما خلع على المقبولين منهم خلع الكرامات وكلما باتوا بمزدلفة وأفادوا إلى المناورة موت تلك الجبهات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار وأعصاه بجواره وأجله وملائكته المقربين الأطهار وسجدوا إلى إبليس أبى فباع بالله نسب الصغار وإمامة الخنا ودعاة ودار البوار مسح زهر آدم فصل جسريته كالسيف فنفس فيهم الأحدار قبض خبة فقال هؤلاء إلا الجنة ولا أبالي وقبض أخرى وقال هؤلاء ولا أبالي إلا النار لا يسأل عما يفعل بل يخلو ما يشاء ويختار لا تنفع طاعات المطيعين ولا تدعوه معاصي العاصين بل هو النافي الأبدار. أحمده سبحانه على نعم الغزار وأشكره على مراد فضل ومطرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا متخنا أختنيه اليوم الفاخة وإنه النعم المفتنى متظاهرا عليه الجنان واللسان سرا وعلنا مسرورا به لربنا كما شهد به لنفسه معلما مبينا فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونهر وحج واعتمر ووقف بعرفات والمسألة نبي ما تلأت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور ولا أرفع قدرا منه ولا أكبر نبي خص ببعثته إلى الأسود والمحمر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين أشرف الله عنهم ركس وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله تعالى قدره وأسفر وسماه يوم الحج الأكبر يجتمع فيه الحاج منا يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالحج والحج يحيون سنة أبيهم إبراهيم بما يسبحونه في هذا اليوم العظيم من الخيرات فإن الله تعالى أمرهم بسفك ولده وفلسة كبه وامتصل أمر ربه تعالى وهرج بابنه مصار وقال يا بني إني أرى في المنام يعني أصبحك فانظر ماذا ترى فقال يا أبت افعل ما تؤمر لا مستوخفا ولا متفكرا فاستسلم جميعا قضاء المختوم وسلم أمرهما إلى الحي القيوم فلما أسلم وتله للجبين وأهوى إلا خلقه بسكين اطلع الله تعالى منهما على صدق النية واليقين ونزل إليهما بعين رحمته وهو أرحم الراحمين فنودي أن يا إبراهيم قد صدقت رؤياه إنا كذلك نجزي المسلمين إن هذا لهو البلاء المبين فأتي بحبس من الجنة فسبه فداء ولده فاعتبره يا أولي الأبصار أين من أمر بسوء ابنه فابتدأ الاجتماع لمن أمر بسفي الشاة فأساه بدرهم ودينار تالله إن بينهما لأحسن مما بين الليل والنهار وكانت سنة مؤكدة في سريته على القول المختار وقال قوم على أهل العلم تجب على ذوي اليسار وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوما أحب إلا الله من إراحة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأسفارها وإسرارها
فإن الدم لا يخرج من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا وتكفي الساعة الواحدة من رجل أهل بيته لحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدق بالساعة الواحدة أنفه عن أهل بيته فيأكلون ويتأمون. الله أكبر 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 عدد من أما البيت الحرام من إنسان. الله أكبر عدد من طاف ببيت الأتيق وحدا لربه واستكان. الله أكبر عدد من وقف في عرفات ومدى يد الافتخار طالبا للعفو من ربه والغفار. الله أكبر عدد ما يقرب به إلى الله من قربان. الله أكبر عدد ما أفاد المولى في أوقات الفضائل ومواعظ الفضل على العباد من الكرم والإحسان. الله أكبر عدد ما إفادة ربي على خلقه من كل خير في كل وقت وأوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. الحمد لله مدير الجمع الأعياد ومبيد الجمهور والأجناد وفيه السبع السداد عالية بخير إماد وماد الأرض مرساها بالأهطاد وجامع ناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أحمده على نعم لا يفصل لها تعداد واذكره كل ما سكر زاد وأسأله أن يصرف عن المؤدلات الشداد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أنداد شهادة صادرة من صميم الفؤاد أرجو بها النجاة في يوم التناد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي سرى السرائر وسن الأياد وقرر حوائج الملة ورفع الإماد. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأمجد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه ليس سعيد من أدرك السيد ولا من لبس الجديد ولا من قاد الخيل المسومة وخدمة العبيد ولا من أتته الدنيا على ما يريد لكن والله السعيد من خاف يوم الوعيد وراهب الله فيما يبدي ويؤيد وفاز بالجنة ولا يفنى والنعيم ولا يزيد. فاتقوا الله بامتثال أمره الأكيد ووحدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأتيوا ذا أمركم هذا سهل الأبيد. واعلموا أن الذي علم من الحج مضمونه وانجس من الوعد مضمونه وختم بالفنايا لا ما دونه واختار محمدا أمينه وجعل الحنيفية شرعته ودينه. أمركم بأمر بدأ بنفسه وسمى فيه بالملائكة المسبحة بالقدس وسلس بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على نبي الحاسم الأوفاء وارض اللهم عن أصحاب السادة الخلفاء وخص منهم الأربعة الخلفاء ذوي الفضل الجليل والخطر العلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستر الباقين من الأشرار وعن جميع الذين بايعوا نبيك تحت الشجرة. اللهم وارض عن الحسن والحسين وعن أمهم البتول فاطمة بنت رسول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وأزل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ginnaaw ba nu sant yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li jëkk yëkki mooy nekk jullit di benn rawatina nag fii ñu toog muy Sénégal li si topp di topp sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li si topp mooy ñuy dimbalante si njëkk ak ragal yàlla ak mbaax yàlla dafa wax ne yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaati wala tamutunna illa wa antum muslimun na ngeen ragal yàlla dëgg ragal yàlla te góor bala ngeen a génn àddina ngeen doon li ñu mën a ooye jullit wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu ngeen yéen yëpp ànd jàpp si buumu yàlla bi te mooy yoon wi bañ a teqale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne al muminu axul mumin ahaba an karaha jullit mbokkaamay jullit moo xam bu gën a moo xam bañ na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yoon na si ñun ngir yéen ne kenn la te bi nga xamee ne yàlla yónni na ko mu indi ko si ñun benn la xibla bi nga xam ne moom la ñu jublu amarana Allah an natawajjaha ila fi sawatina waahid benn téere la ngoon bu ñuy xool uute di fan la ne Mawlana Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu dafa wax ne zamanu unaasin fi amaatati sunnatin tamaalu wa basul ilmi fihi uyub mu mel ne dañ ko laaj lu xaw ma tafallu turuux wal jidaalu hadiisuhum kama qaala zaruhu jazahu mujib li suñuy te ñun ñëpp ba fii di Sénégal mooy gën le tariixa Maodo boo leen sa boppam te fajul turuux tariixa ba mu nekkaan sa biir mu ne ma xam baatin yawmal qiyaamati baatilun izaa lam yuwaafiq maa ataahu al-habiib bari na lu ñu tudde baatin te yawmal qiyaam ak neen dong lay doon bu fekkee dëppoowul ak la nga xam ne mooy sang ba la mu indi woon muy Seydina Muhammad nekku fi woon waaye ka fi yàlla tegoon sa jamono jooju muy Seex Ahmadu Lay Mbàkke moo jëkk jël rajo bi weddi loolu ñuy def ci Sénégal ne nañ doon benn radiyallahu taala anhu taxawoon ci loolu itam wa kam baatinin yawma alqiyamati baatil bari na lu nga xamee tudd nañ ko baatin te yawmal qiyaam buñ fa demee ak neen dong lay doon izaa lam yuwaafiq maa ataa al-habiib fekk dëppoowul ak sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wax ne wa maa ataakum ar-rasuulu faxuzuuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu lépp lu leen yàlla digal jàpp leen ko yàlla ko waxal boppam lépp lu mu leen ay bàyyi leen ko Irbaad ibn Saariya radiyallahu taala anhu dafa wax ne wa'azanaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan baliighatan wajalan minhaa al-quluub wa sarfan minhaa al-uyuun wa qulnaa yaa rasuulallaahi ka'annahaa maw'izatu muwaddi'in tuusinaa wa qaala sallallahu alayhi wa sallam uusiikum bi taqwallaahi al-aziim wa sam'i wa taa'a wa in ta'ammarakum abdun habasyun fa innahu man ya'ish minkum ixtilaafan kasiiran
وبوبا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلال مع صاحبها في النار إن شاء الله مسلم. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن المتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة وأنه كالقابل على الجمرة. day diis ndax da ngay nekk si lu kenn nekkul waaye ba nga nekkee si sunna rek sax ñu gàttal li nga xamee ne moom dañu indi woon si war koo waxtaanee mbooloo bi muy xutba bi bu gën a ñu ñaan la ñuy jëkk ñaan nag fi nu toll mooy li ñu amul lu mooy moom te mooy nawet bi ñaan yàlla may ñu ko mu doon lu nga xamee ne li ñu say liggéey yëpp yàlla dina ko meññal ñaan itam ndax ñu bokk am ñun ñëpp un climat social aajo woon nañ ko ni ko moom a koy dégg bokk di waxtaan bokk di joxante xel maintenant xel day te ko xalaat ne yow doon na am xel mu jub juum nga ñu bokk itam ñaanal ki ñu yàlla dénk muy le président de la République Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp a koy jàppale si gouvernement bi ñu bokk ñaanal leen yàlla gën a jubal seen xol yàlla gën leen a may doole si li ñuy ut di ñu ko indil ba lépp luñ ci yéene woon yàlla may leen bu ko defee ñu bokk jàng na fatiha bés bi xat na fallaxi ak naas juróom-ñeenti yoon yaa latif te jëkk benn per salaatul fatiha wala salaatu ala nabi waay am Je vous remercie. Après la prière que nous venons d'accomplir, je voudrais tout d'abord saluer et remercier l'imam El Hadj Malick Diagne qui a présidé la prière et saluer aussi l'imam d'Atib El Hadj Aline Moussa Samb et lui souhaiter prompt rétablissement. Je salue tous nos compatriotes d'ici et de la diaspora. J'ai une pensée particulière pour nos pèlerins et pèlerines qui séjournent actuellement au lieu saint de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée leur âge et les prières qu'ils n'ont pas manqué de faire pour notre pays. Je leur souhaite un bon retour parmi nous. J'adresse mes félicitations et mes meilleurs vœux à la communauté musulmane du Sénégal, mes vœux à l'ensemble du peuple sénégalais et à la Oumma islamique. L'Aïd el-Adha, communément appelé Tabaski chez nous, est une fête de haute portée spirituelle. Nous perpétuons en ce jour l'acte de soumission qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné à Ibrahim alayhi salam pour tester sa foi à travers le sacrifice de son fils Ismaël, et finalement ce dernier a été remplacé par un bélier. C'est le sens de la fête du mouton. Il est important qu'on revienne tel que l'imam l'a rappelé dans son sermon. Ainsi, en obéissant au commandement divin, Ibrahim alayhi salam a démontré la puissance de sa foi en Dieu et surtout confirmé sa proximité avec son Créateur au point de mériter l'appellation de Khalilullah, l'ami de Dieu. C'est dire qu'au-delà de sa dimension festive, l'acte que nous accomplissons aujourd'hui est d'abord un acte de haute intensité spirituelle
dans la croyance en Dieu et l'acceptation du décret divin. Cette fête est aussi un moment de convivialité, de solidarité et de partage, non seulement entre musulmans, mais également avec tous nos compatriotes des autres religions, particulièrement avec la communauté chrétienne, conformément à nos traditions ancestrales et aux enseignements même de l'islam. Riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, nous devons tous ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l'esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales. J'ai saisi l'occasion pour demander pardon, comme il est d'usage en cette circonstance, à toutes et à tous, et aussi accorder mon pardon à toutes et à tous. Je prie pour nos morts, qu'Allah les accueille en son paradis. Je présente mes vœux, mes souhaits de prompt rétablissement à nos malades. Et également, je prie pour ceux qui ont des contraintes de ce monde si bas. Je salue les chefs religieux du Sénégal et prie également pour eux. Ensemble, nous devons solliciter humblement les faveurs d'Allah pour un hivernage pluvieux, parce que nous sommes quasiment le 12 août et la situation hivernale n'est pas tout à fait pour le moment positive. Et nous sommes des croyants et par tous les moyens nous devons implorer Allah de nous gratifier d'un hivernage pluvieux, d'une bonne campagne agricole et un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité. Puisse Allah, dans sa grande générosité, fortifier notre foi et accepter nos dévotions. Comme ginnaaw bi ñu sant Yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi am mbégte ñëwaat bokk ci julli tabaski bi fii ci grande mosquée bu Dakar, ànd julli ci ginnaaw imam El Hadji Malick Diagne bi nga xam ne moo jiite jumaa ji, jiite jullit yi. di nuyu te di ziara itam imam ratib El Hadji Alioune Moussa Samba, ñaan Yàlla yokk wér-gu-yaramam. Di nuyu suñu mbokk jullit yi ci biir réew mi ak mbokk umma bi yëpp, waaye di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk réew mi. bés bi bésu diine la, bésu ziarante la, bésu ballante àq la. ba tax maa ngi baalu ñëpp àq te di jégal ñëpp, di ñaan suñu borom mu boole ñu bal ñu àq te itam jàppale ñu si jàmm ci réew mi, jàppale ñu it ci suñu yitte ñun ñëpp. Yàlla wàccee fi ren nawet bu barkeel. xel yi tiit nañu, waaye nag gis nañu suñu borom am bu tardé mën nañu may nawet bu baax. kon li may ñaan rek mooy na ñëpp wëlbatiku tàllal ko ay loxo ngir ñu may ñu nawet bu nawet bi ñëwee tam ñu murloo ko, surtout suñu mbokku béykat yi. maa ngi nuyu kilifa diine yi ñu leen ziara, xalif généraux yi, borom daara yi, képp koo xamante ni njiit la ci wàllu diine waaye ci wàllu aada, ak képp kuy doomu réew mi naan lay nuyu di la siyaare ci bés bii di bésu tabaski, di bés bu mag. di ñaanal itam ñi nga xam ne dañu am feebar yàlla yëkkati leen ci jàmm, ñu amee xat-xat ñu borom yi jàppale leen, te it réew mi ñu continuer di ko liggéey ngir njëriñu askan yi ëllëg, njëriñu suñu doom, ngir avenir Sénégal lépp nag su kaw jàmm, stabilité ak prospérité. maa ngi ñaan it foofu laay jeexale, réew mi yëpp taxaw ci woote bii ma woote ñu jëmale ko ci lépp luy yokk sell ak setu réew mi
ndax mbiru nit ñi la war a doon mbiru askan wi la war a doon du rek mbiru état waaye kenn ku ne moo xam maire la moo xam conseil municipal wala imam wala borom daara wala borom ASC muy jeunesse bi muy groupement jigéen ñi mbootaay yi ne ñëpp fexe ba seen i gox ak seen i gox-goxaat ñu taxaw ci seetal ko sellal ko ci loolu la wér-gu-yaram mën a amee ci loolu it la jàmm mën a amee dëgg-dëgg kon lu ci war ñun dinañ ko def ci wàllu état bi waaye nag mbir mi du mën a sotti nag lu dul nit ñi ñoo ko aakimoo def ko fu bopp kon nag nañu fexe rek ba suñu réew fii ak weer bokk ci réew yi ñuy cité ci Afrique ci wàllu set ak sell maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba salaam. Que chaque Sénégalais qui célèbre la Tabaski le fasse en respect de la charia, c'est-à-dire se retrouver ensemble, se pardonner les uns et les autres et être solidaires. Et c'est ça qui ressort aujourd'hui du message du président de la République. La solidarité et ensuite la préoccupation qu'il a exprimée du retard dans l'hivernage. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, plus que par le passé, il faut que les Sénégalais soient solidaires les uns des autres. Voilà. Il a parlé de la propriété pour d'autres pays. Oui, je crois que ça également, bon, la répétition, il faut qu'il la tienne parce que de plus en plus, tout le monde, tous les Sénégalais se plaignent de l'environnement, de la qualité de vie. Et je pense qu'après avoir organisé la journée nationale de la propreté, il est bon de rappeler à chacun ses devoirs. Mais bon, vous savez, il y a plusieurs choses à la fois. La première, pour moi, c'est la sécurité des populations. Il faut vraiment dire que ce qui s'est passé à Koumpentoum a été le point d'orgue de la criminalité organisée de la sauvagerie. Aujourd'hui, notre vœu est que l'État prenne le maximum de mesures pour la tranquillité des citoyens. Il faut que le Sénégal prenne le maximum de mesures pour que l'éducation amène les Sénégalais du futur à être tolérants, à être moins violents et à s'investir dans le pays. Voilà moi ce que je pense. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'hivernage. Bon, tout le monde sait qu'il y a un retard extrêmement important parce que nous sommes aujourd'hui à la mi-août. Et je ne dis pas Dakar, mais dans beaucoup de régions, surtout les régions agricoles, on a du retard. Bon, nous souhaitons tous et nous prions pour que Dieu nous agrée d'un hivernage porteur, même s'il y a du retard. La troisième chose, c'est la paix sociale. Quand je parle de paix sociale, moi je ne pense pas aux politiciens. Moi je pense aux syndicats. Je pense aux travailleurs. Je pense aux gens du secteur informel. Et pour que nous ayons la paix sociale, il faut qu'on continue d'aider les travailleurs. Parce que depuis quelque temps, j'entends les gens attaquer avec violence l'administration sénégalaise. Moi, je suis un administrateur civil de classe exceptionnelle. Il faut faire la différence entre l'administration dans son organisation et son appareil et la qualité de ses agents. Nous avons des agents les mieux formés d'Afrique, qu'il s'agisse des administrateurs civils, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, etc. La preuve, c'est qu'aujourd'hui les Marocains viennent étudier la médecine au Sénégal. La preuve, c'est que beaucoup de cadres africains viennent se former à l'ENAM, dans nos écoles. La troisième chose, on ne peut pas dire que les agents de l'État sont trop payés, c'est faux. Je vous dis qu'aujourd'hui, un administrateur civil principal qui fait 30 ans de fonction publique, il n'a pas 150 000 francs de pension de retraite. C'est un exemple. Donc je crois que ce qu'il faut faire, c'est réorganiser l'administration. Rappelez-vous, moi j'étais ministre de la modernisation de l'État en 1998. Nous avions jeté les bases d'une modernisation de l'administration sénégalaise par l'externalisation des services. Aujourd'hui, avec les techniques de l'information et de la communication, ça doit être plus facile. Mais le danger de ces techniques, c'est que ce sont des tueurs d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement les gens n'ont plus besoin de secrétaire. Chacun a son ordinateur. Les horlogers, il n'y en a plus. Les photographes, il n'y en a plus. Chacun a son appareil photo. Donc vous savez, tout ça est extrêmement dangereux. Il faut concilier la modernisation. Plus de cinéma. Plus de cinéma, voilà, exactement. Les acteurs sont au chômage. Donc il faut avoir l'intelligence de concilier la modernisation et ensuite le maintien des emplois. Mais je salue aussi la présence de son Excellence, l'ambassadeur de la République de Gambie, qui est également ambassadeur au Mali.
est maintenant ambassadeur au Mali. Voilà, donc il a séjourné pendant longtemps avec nous et nous avons eu la chance, pendant qu'il était ambassadeur, d'inaugurer le pont qui relie le Sénégal à la Gambie. Je vraiment voudrais que vous relayez ce message pour que le président Barrow sache qu'il a eu un bon ambassadeur ici, que le président Macky Sall l'a également bien traité. Vous aussi, vraiment, je vous souhaite un bon développement de vos outils de travail pour que vous puissiez concurrencer les télévisions étrangères. maa ngi wax déwénati di wax déwénati son excellence président Macky Sall ak excellence président Adama Barrow di déwénati waa Gambie ñu nekk Sénégal ak waa Sénégal yi nekk Gambie ak le peuple sénégambien jërëjëf Sénégal ak Gambie ñun ñëpp benn lañ mbokk lañ jërëjëf merci beaucoup Gambie de venir prier Eid el-Kabir avec son excellence monsieur le président Macky Sall. Déwénité à tout le monde. Je vous remercie. En fait, l'islam, c'est unir les musulmans de tous bords. Je pense donc depuis longtemps on œuvre pour, à travers la Commission nationale, à instaurer donc une seule fête de Tabaski, une seule fête de Korité. Bon, mais quelles que soient les résolutions prises, il y a toujours des gens qui se disent je me range à la Mecque ou je me range à tel pays. Ce qui fait donc que c'est un problème difficile à résoudre. Bon, mais nous, suivant donc la tradition qu'on a ici, qu'on avait donc de nos chefs religieux, tant qu'on ne voit pas donc la lune, on ne peut pas donc fixer donc la Korité ou bien la Tabaski. Et on continue donc sur la voie tracée par notre aussi le Seydi Hadj Malick, Seydi Hadj Abdou Aziz Sy, et on continue sur cette voie. Voilà. Je ne le pense pas, puisque chaque fois tu verras des gens qui te disent que moi je prie en même temps que la Mecque, ou bien je prie en même temps que Washington, ou bien je ne prie que quand le ndigal tombe. Alors ces gens-là, ce serait difficile de les amener à un consensus. Mais il faut qu'on ait donc à prier pour qu'il y ait l'unition et la concorde pour que tous les musulmans sénégalais donc se retrouvent. defar jikko yi nag rendre propre notre cité. waaw loolu defe naa ni. Que comptez-vous faire votre organisation? Oui, je pense que depuis 2009, on a commencé donc à réunir donc les imams, les délégués de quartier, les associations des jeunes, les artistes, les sportifs et tout le monde, toutes les catégories, tous les acteurs, pour sensibiliser sur l'importance de la propreté pour un musulman dans l'islam. Si vous voyez donc qu'on fait les ablutions avant la prière, c'est parce qu'il faut être propre. Il faut porter de beaux habits, même avant de venir donc à la mosquée. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, le Sénégal est très sale. Et c'est pas seulement Dakar, c'est Saint-Louis, Louga, Kaolack, dans toutes les grandes villes. Et si on veut développer le tourisme, si on veut recevoir des hôtes, comme le disait le président, une ville qui reçoit doit être une ville propre, une ville bien assainie. Autant si le président Senghor aimait amener nos hôtes, le Shah d'Iran, le roi d'Arabie Saoudite ou bien donc le roi du Maroc à Saint-Louis, c'est parce que Saint-Louis était très propre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que les maires disent qu'ils n'ont pas de moyens, mais il faut essayer de faire de sorte que qu'on puisse trouver les moyens pour pouvoir donc vraiment rendre nos villes propres, puisque les changements de comportement commencent par la propreté de nos quartiers. ci wolof rek imam tey jii nii ñaari julli doon na li nga xamante ni ëlëm na Sénégal tey jii lan mooy problème bi. waaw mooy commencé d'abord di jaal imam ratib Aline Moussa Samba soxnaam dafa génn àddina bu yàggul yàlla na ko yàlla yërëm aussi fan yi yaram bi moo sutante dafa def opération sciatique loolu moo tax gisuñu ko tey mais toujours est-il que imam Diagne taxaw na taxawaay bi ko war comme second imam pour nag ñaari tabaski ak ñaari korité loolu du lu neex a defar puisque am na ci ñoo xam ni dañ naan bon man damay xaar ndigal kenn ne man diw du sama sëriñ wala man màkk bu jullee rek wala Japon ci lay jullee ñooñ nag kenn mënu leen delloo ci résolution wala décision commission nationale wala appel d'un imam ratib donc ce qui fait donc ñi ngi ñaan daal booloo yàlla booloo la digale yàlla juboo la digale nañu tappe xol yi nañu tappe xol yi ni ko Mawlana Cheikh Seydou Abdou daan waxee jullit dañu war a juboo jullit waruñu di ŋaayoo jullit waruñu di denc
haine ak rancœur ci xol puisque loolu day indi ndof gis nit rek bañ ka di saaga ci internet bi gu nekk loolu baaxul ci jullit dëgg da nga war a nekk koo xam ni sa nawle yi sa moromu jullit dañuy mucc ci sa lamiñ donc loolu la ñuy wax jullit ñi ngi woo ñëpp nag à commencer man sama bopp man borom jikko bu ñaaw laa mu ñu defaraat suñu jikko yi ba pare ñu jéem a nekk jullit xam naa ni yombul mais ñu def suñu atlay kattan pour daal donc jéem a nekk jullit waaw seetal suñu réew mi puisque bu kooku suñu ndam lay nekk bu fekkee ni roi du Maroc wala yeneen gan ñëw nañ fi di gis salte bi ni mu mel nii ñuy dem ba Sénégal dañuy dem ba Burundi xaw ma Rwanda pour jàng foofu propreté te ñooñu seen guerre bu yàggul bi li fa indi propriété puisque mooy dañu fàttu si ak utsu yi foofu nekk ay cadavre loolu moo indi woon donc ñu raxas foofu ba mu set mais ñun bu ñu inspiré wu ci loolu ñun ay jullit lañu dañuy war a set loolu la ñu war a dugal suñu bopp ba pare ñu gëm ni aussi ñi nga xam ne ñooy nettoyer waa UCG yi ay nit lañu te liggéey boobu liggéey bu noble la donc dañuy daan seen doole pour mën a liggéey ñu yombaleen leen liggéey bi donc loolu daal defe naa ni ci lay woo ñëpp di ci woo sama bopp man maa gën a ñaaw jikko man imam donc pour ñëpp daal jéem a nekk jullit ba pare yàlla indi juboo manko tappe xol yi wasalaam. solo defal suñuy mbir waaye def dara ci poos yi kon nag yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp vraiment gën ñoo jàppale gën a rafetal xel yi pour que ñu tabax réew mi nga xam ne moom rek la ñu am te moom la ñu bokk boole ñëpp vraiment parce que benn famille la Sénégal benn famille la yàlla nañu yàlla gën a jàppale. Alors monsieur le maire, quand le président parle de la propreté, directement les maires sont interpellés. Pas uniquement les maires, toutes les structures, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient municipales, mais qu'elles soient également dans les quartiers, les organisations communautaires de base, les associations, en tout cas les Badianou Gox, tout le monde, le citoyen lambda. Pour que cette politique réussisse aujourd'hui, il faut une adhésion, une implication de la population. C'était le maillon qui manquait souvent. Et voilà pourquoi à chaque fois on parlait de suivi. Le suivi sera beaucoup plus facile si les populations en font leur affaire. Vous allez dans certaines grandes villes aujourd'hui, si vous permettez certaines pratiques, c'est des citoyens qui vous diront non, ceci n'est pas admissible. Donc, et cet engagement a commencé au Sénégal. Vous avez vu toutes les organisations de société civile et autres qui s'intéressent à la question. Donc, nous avons espoir que pour cette fois-ci, ce sera la bonne. waaw ci wolof maa wax ni rek cet gi ñuy woote tey bi président di woote gouvernement di ko woote kuréel yëpp di ko woote dañuy jàpp ni war naa yomb bu dee askan ba def na ko yitteem parce que mbir mi mooy yàgg nañ di setal ci réew mi mais di jéem a defar waaye nag askan bi moo doon peut-être maillon bi manqué maanaam tey il faut ñu def ko ñu yittewoo ko jàpp ni suñu mbir la cet gi mu doon une exigence citoyenne loolu bu amee rek jàpp naa ni suivi bi day gën a yomb dama lay jox rek un exemple fii la ñu julli si tey tali bi ko wër gis nga ni muy mel ci at bi yëpp maanaam ay mécanicien garage et cetera tey fexe nañ mu set damay ñaan yàlla nag ñu continuer ko noonu mu continuer set loolu mooy wax ji. waaye mécanicien yi mbaa la ngeen leen bàyyi xel pour ñoom it jox leen fu ñu war a nekk. dama ne nit waroo di defaral sa bopp di yàqal keneen waaw dama jàpp ni nit mënoo tabax en tout cas am. ci ngalal ko ci tooñ wala ci yàq loolu mooy sama gëm-gëm man du dëgg kon nag damay jàpp ni ñooñu it ay citoyen lañu nañu bëggee seen buntu kër set war nañ bëgg buntu kër keneen set kon nag ñun ñëpp bu ñu boolee xel yi ak xalaat yi. bismillahi rahmani rahim laa ilaha illa allah laa ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار ونفس وما سواها فألهمها فجورها ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
الله لمن حمده الله mbokk yi ci yàlla nañ xam ne kat borom bi subhanahu wa taala de jox na suñu dëkk bi ay xéewal yu feeñ ak yu nëbbu yoo xam ne kenn mënu koo wàññ ci wàllu diine ak ci wàllu sax àdduna borom bi subhanahu wa taala may wax naan moom yàlla de moo bind asamaan ak suuf wàcce tamit loo xam ne moom mooy taw su ko defee ay meññeent di ci génn mu nekk suñu wërsëg ñu ciy dunde waaye moom borom bi de moo tàggat moo ñu tàggatal nga xam ne bato yi ñuy daw ci kaw géej gi ci ndigalam waaye tam moo ñu tàggat lépp loo xam ne moom mooy ay sewnde la waaye moom borom subhanahu wa taala moo ñu tàggatal jant bi tàggatoon tamit weer wi mu nekk loo xam ne dañuy daw di remplaçante ni ko noonu mu tàggatal ñu guddi gi ak bëccëg gi borom bi nee na lépp luñ ko laaj rek moom de jox nañu ko ci ay wërsëg waaye nag ñu xam ne buñ doon jéem a wàññi di jéem a takk loo xam ne moom mooy xéwalu borom bi nee na loolu kenn du ko mën waaye nag mu ne nit ki de dafa nekk koo xam ne dafa am ñaari jikko ab tooñkat la waaye tamit kuy weddi xéwal la te bokk na ci xéwal yi gën a rëy yu borom bi subhanahu wa taala joxe loo xam ne man na nit ñi duñ ko gis seeni bët mooy lan mooy jàmm gi am si Sénégal mooy dal bi fi am waaye te moom mooy kóolute nga xam ne ñun am nañ ko te man na ñeneen ñoo xam ne amuñu ko jàmm jooju nag ak kóolute googu de mooy tax nit ki mën a def wàllu diineem comme ni mu ko waree waaye tamit mooy tax yàlla subhanahu wa taala mën a sàmm la xam ne moom mooy nit ñi sàmm seeni der ñongal loolu ci jàmm jooju kóolute googu sa la ñuy mën liggéey lépp loo xam ne dañ koy wax ci wàllu administration mu mën a jub waaye tamit si la nit ki mën jógee dëkk ba dëkk dem te dara du ko jot yow sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan mu ne képp kenn ci yéen ku xëy ci këram fekk mu nekk koo xam ne ku am dal la waaye tamit mu xëy nekk koo xam ne dafa am jàmm ci yaramam bi maanaam feebarul te bés boobu yaa subhanahu wa taala jox ko dépense bés boobu nee na kooku mi ngi mel ni adduna bi ci biiram lañ ko jox te moom xamu ko kon ñu xam ne ab dëkk boo xam ne amul jàmm amul dal amul kóolute wàllu diine moom dara du fa dox wàllu adduna waxi noppi te kon bu boobaa ku nekk say àq moo xam yu privé la wala public dañ koy yàq nekk doon tamit jikko yi dañuy dem ba yàqu soo ko defee noon bi mën noo jël kon dana war ci nit ñëpp moo xam ñi jiite ak ñi ñu jiite moo xam association yi la wala nit ki kenn ku nekk nga jéem a fexe ba xam ne da ngay ñoŋal yow jàmm ji fi nekk ñoŋal la wax ne mooy kóolute gi ak dal gi fi nekk ndax yàlla subhanahu wa taala kat dafa tëkkuwoon mu ne wattaqu fitna ragal leen ab coow boo xam ne kat bu tàkkee du yem dong ci ñu tooñ waaye dana law ba dem ci ñoo xam ne sax ja amaat na yéguñu ko mu ne xam leen ne kat borom bi subhanahu wa taala de ku tar la ci na xam ne moom mooy mbugal waaye bu ñu bëggee koon saxal jàmm jooju ak dal googu faw ñu def yenn mbir bi ci njëkk mooy ñu fexe ba nit ki de nekk koo xam ne ci xelam ak xalaatam day am pas-pas boo xam ne bu baax la am ay xalaat yoo xam ne lu baax la te loolu la ko mën de mooy nit ki jàng diineem soo defee mu wëril pas-pasam xelam mu ciy xalaat lu baax su ko defee ñu mën tamit xam ne jullit la nangu la nga xam ne moom mooy julliteem googu fex tamit ba protéger ko ci lépp loo xam ne ay bokkaale yàlla subhanahu wa taala la wala lépp loo xam ne indi loo xam ne dañ ko jëli ci dëkku yeneen yi yoo xam ne dara baaxu ci wala sax dem bay jéem a roy seeni dundin ci fan yu weesu ñun ñëpp fekke nañ gis nañ ne dañu daan rafetal wala di taaral ab bàkkaar boo xam ne tax na borom bi subhanahu wa taala yónni armay malaayka ci dëkk bu ñu wax Sadom pour lan mbugal leen wàccee fa nga xam ne moom mooy ay xeer ak ngelaw lu tar romb leen waaye tamit sax yàlla dem ba dëpp adduna bi la féetoon kaw féete suuf borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax naan ñooñu waa Luut doon def jëf ju bon jooju bañ leen ko teree ñu bañ yàlla ne dafa ne Luut demal mu jox ko ndigal yàlla mu ne ba sañu ndigal ñëwee dama jël adduna bi dëpp ko la féete woon kaw ma def ko suuf la féete woon suuf ma def ko kaw waaye ma taw seen kaw ay xeer yoo xam ne dañu toftaloo beneen ay yàlla mu naan waa Luut de ñoom dañu weddi woon loo xam ne moom mooy lañ leen doon xëpp waaye nag bañ ko defee yàlla mu ne ma yónni ci ñoom ak ngelaw goo xam ne daf leen faagaagal ba mu des ñooñ Luut ñoom ca fajar ga balaa muy xar ci laa leen yóbbu waaye ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ànd ak loolu nag am ñu koy jéem a sax daganal di wax naan affaire liberté waaye ñu ngi sant yàlla ma nga xam ne ba loolu amee Sénégal ñëpp dañu taxaw comme benn nit jàmbarloog mbir moomu noonu waaye kon nañ defaat loolu ngir jëm fi teg gi la xam ne moom mooy bokkaale jàng ne moom mooy gisaane ak lépp loo xam ne day yàq pas-pas ndax loolu mooy yoon bu njëkk buy bëril ay bàkkaar benn it mooy nit ki dana fexe ba xool lépp loo xam ne day yàq loo xam ne moom mooy dal googu moytu ko ndax nit
bu nekkee si jàmm il faut mu xam importance su jàmm jooju noonu xam njëriñ bi waaye tamit mu xool dëkk yi ko féetee ci gannaaw wala ci ay wet ci coono yu nekk su ko defee loolu dana tax bu mën dal waaye kon tamit war nañ fexe ba noppiloo ña nga xam ne saa bu ñu génnee seen làmmiñ di wax rek la ñuy wax dépp dara baaxu si waaye tal fitna moom mooy leen di tax a jóg waaye war nañ ngoyaat ci alquran ngoyaat ci sunna muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko sahabatul kiram déggee woon buñ ki fekkee am na lu muy laaj te xamu ko mu ragal yàlla dem laaj ko koo xam ne xam na ko comme ni mu koy defee ci wàllu médecine ci wàllu diine kon mu dellu ca koo xam ne moom mooy spécialiste ba waaye nit la mu jéem a tegu ci yoon wu jub jéem a tag mbokkoo gi ñu am ñun Sénégal ñu gën ko dëgëral waaye dana tax tamit ñu gën a jàppante ba ku nekk tamit àq ya nga xam ne sa diine jox na la ko àq ya nga xam ne sa aada jox na la ko bal àq ya am sax constitution bi jox na la ko ñu delloo la ko ana fan la ñuy xool suñu bopp ñun Sénégal bu ñu demee ba nga xam ne léegi jullit bi ci boppam jullee ci liggéey bërëb bi muy liggéeyee wala bërëb bi muy jàngee daa mel ni loolu kat ab bàkkaar la wala ab délit la te loolu amul boo waxee ñu ne laïcité te laïcité ci ñetti mbir la tegu bi njëkk mooy laïcité dafa ne ku nekk am na liberté ci conscience am waaye tamit ku nekk war na mën a wane li mu gëm fekk nag doo xam ne doo lor keneen beneen bi laïcité wax naan lay jiite mooy gouvernant yi ak ñiy yore diine duñu bokk duñu ànd waaye tamit laïcité wax naan ñëpp ñu dem ba am problème bu ñu taxawee ci kanam tribunal ki nga xam ne mooy jugé amul droit xool naan kii jullit la kii du jullit kon loolu yëpp la liberté nu mu tuddee ci laïcité di wax kon boo xoolee moom garantir na ne kon képp koo xam ne taxaw nga mooy jullit mën nga feeñal sa diine ngay keneen mën nga ko fesal fexeel rek ba bul tooñ kenn kon ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ay entreprise wala ay école wala ay université nañu fexe ba loolu programme boobu di julli boo xam ne julli war na ko def ñu bàyyi ko seen xel kon ñi jiite ak dëkk bi ak tamit ñi nga xam ne ay syndicat lañ dëgg la ñuy kaas mbir yu nekk waaye lii war nañ koy duggal seen i plateforme ndax dëkk bi nekk loo xam ne lu dal la li ñu gën a jàppalit mooy nit ki information bu mu yëg moo xam ci rajo yi la ci télé wala réseaux sociaux balaa ñu ciy wax ñu xam ndax nekk nu dëggu ndax ku nekk si ñun war na xool ne xam ne moom kat responsable la ci li muy wax responsable la ci li muy jëf lépp li muy jëf li muy wax na ko teg ci balance alquran ak sunna waaye nag mu nekk koo xam ne it day def kuy sàlloo na xam ne moom mooy muñ ak tamit yërmande waaye bañ a nekk koo xam ne da ngay yàkkamti bañ a nekk koo xam ne da ngay tooñ bañ a nekk koo xam ne da nga am ay feebar ci xol comme lan muy jëw wala wax lu dul dëgg ak def loo xam ne baaxut ba léegi lay tax dal boobu ñu am ko mooy faw ñu gën a dëgëral sécurité dëkk bi ak ñi fiy dund ndax loolu nag njiit yi ñoom la war ñu gën ci bàyyi xel sàmm na xam ne moom mooy dund doomu aadama yi ndax fan yi weesu la xam ne mooy rey ak def lu bon dafa ëpp loolu ci lu ndaw tax na nit rey nit mbaa mu song ko mbaa ñu violé ay jigéen te loolu ñëpp koy gis te ñi ci gën a sonn mooy ñuy gën a faible mooy xale yu ndaw yi ak la xam ne moom mooy jigéen ñi te loolu dafa ëpp léegi li tax ñoom dafa ëpp dem ba léegi Sénégal ña nga xam ne ñooñu waroon protéger muy armée bi muy waa police wala waa gendarmerie léegi nit dana def njombe am fit taxaw di tiirante ak ñoom ay fital loolu nekk na loo xam ne lu yéema la dem sax bañ ci rey ak commandant yal na ko yàlla yërëm ak képp koo xam ne génn àdduna loolu nekk loo xam ne lu yéema la loolu bu ko yàggee day indi lu bon ci àdduna bi te li ciy am mooy li ciy metti mooy suñu paree ñu def njombe yépp dañ leen di protéger bàyyi leen ka nga xam ne moom rey nañ ko ñu ay nañ ko defal honneur yëkkati suul boo waxee ñu ne droit de l'homme ci lan la léegi moom mi di amatul droit Omar ibn Khattab toog na am koo xam ne dafa rey mu ñu leen ko Omar da ngay rey kii mu ne bu fekkoonte ne waa dëkk boobu yëpp ñoo complot pour rey kii su man Omar su ma ñëwee danaa rey waa dëkk boobu yëpp ndax yàlla moo ñu ko wax mënuñu noonu rek ngeen mën dundee walakum fil qisaasi hayatun yaa ulil albaab bu ngeen bëggee dund la ma leen sant def leen ko ku rey nit ba mu wóor ne moo rey nit nañ ko fi jëlee su ko defee dootul def leneen waaye tamit ñu jiite moo xam ci jànguwaay yi la ak tamit waa adduna bi war nañ gën a fexe ba xoolaat neex na moom mooy jeunesse bi naka lañ leen di gën a yaree naka lañ leen di gën a jàngale waaye tamit ñu jàngal leen ay formation yoo xam ne dana tax bu ñu génnee nekk ñu mën a liggéey ubbil leen tamit neex ne moom mooy marché de l'emploi ndax xale jàng ba am fi mu war am diplôme am pour liggéey rek stage sax pour mu am ko nekk loo xam ne lu metti la loolu warul nekk loo lu ñuy seetaan waaye tamit ni leen fexe ba wan ndaw ñi ay modèles yu baax fexe ba neex ne moom mooy sàngara
ak drogue ak ni mel ñu jële ko fi ndax bu dul loolu xelu nit ki lay yàq te bu xelam yàqoo rek ci lu bon la jëm waaye tamit war na ci nit ñi ñuy gën a sellal di defar lu baax boo gisee lu ñàkkoon lu baaxutoon nga defar ko ñoo xam ne ñoom ñooy ay noonu tuddee ay imam wala ay njiit moo xam ci wàllu àdduna wala ci wàllu diine ñoom dañuy war bés bu nekk di dégle lu baax di tere lu bon su ko defee suñu jikko yu baax yi fi amoon ñu mën ko saxal ndax boo xoolee jikko yooyu daa mel ni mi commencé raaf te borom xam-xam waxoon ne ne jikko moom bu demee ci ab xeet xam leen ne xeet boobu dem na te loo ko waral mooy topp ndoogoo xam ne kenn xamul ci li mu ba tegu loo gis ci télé bi topp ko loo dégg topp ko boole tamit ñuy publicité di wane loo xam ne du valeur yoo xam ne yu baax la di gën a dooleel moo xam wàllu ngóor jigéen wala franc-maçon dem sax ba ñàkk respecté ay mbir yoo xam ne signe la ci l'islam lu mel ni alquran dem ba nit di am fitu di ko jël di ko dëgg lu mel ni ci imaam yi dem ba nit di taxaw di leen wax loo xam ne lu ñaaw la imaam yi loolu warul nekk rôle nit ñi ñu leen di wax lu ñaaw loolu buñ ci li tax ñi koy def mooy ay dañu bëgg wax teg lu bon ci der imaam bi su ko defee nit ñi daw leen ñoom ñu mën a indi lu bon ni ñu bëgg loolu nag war nañ ci mën taxaw baax yàlla na yàlla subhanahu wa taala sàmm ndax ne moom mooy imaam yooyu waaye ñoom imaam yooyu tamit war nañoo jàngat alquran baax xoolaat naa xam ne mooy histoire yoon sallallahu alayhi wa sallam lu leen di wan ne yoon wi ngeen soobu de yoon wi du yomb de yoon wu gudd la waaye tamit yoon la woo xam ne ay pakk da cee bëri kenn du leen seetaan ay yonent jiitu nañu ay sahaaba jiitu nañu ay boroomi xam-xam jiitu nañu moo xam ci dëkk bi moo xam feneen ñii dañ leen menacé ñu bàyyi ñii dañ leen rey ñii dañ leen dóor am na ñu bàyyi am na ñoo xam ne bàyyiwuñu yàlla mu ne nag wa laqad fatanna alladina min qablihim ñi leen jiitu woon de fitnaan nañ leen nattu nañ leen kon yéen it yàlla neen danaa leen nattu pour xool ñu taxaw ci wa incha allah ñu xam ne que sunu mbokk yi xam ne ay baykat lañu ak sunu mbokk yi xam ne ay sàmmkat lañu fi mu nekk nit ñi di am yenn jafe-jafe yoo xam ne la ko waral bokk na ci mooy yéex boo xam ne taw bi yéex la ko wàcc wala sax ci yenn domaines yi amatul loolu nag kenn mënu ci sauver ku dul borom bi subhanahu wa taala te mooy lan moo ñu dellu jéggalu yàlla subhanahu wa taala dellu ñaan ko borom bi subhanahu wa taala julli ñu wax saatul istisqa di ko ñaan ndax nuux dafa xoon ay xeetam ne leen istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili sama aleykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin ragal leen seen borom ngeen jéggalu ko moom de ku aji jéggalaakoon la bu ngeen ko defee moom seen borom de dana nekk xam dana wàcc ci yéen taw war ne may leen ay njaboot may leen loo xam ne lu baax la kon yàlla subhanahu wa taala nangul suñu tabaski nekk ñoo xam ne dañuy julliwaat ay tabaski yeneen yoo xam ne dañuy ñëw allahumma ajmal shamla almuslimin fi Sénégal wallif bayna qulubihim wa jannibhum alfitna ma dahara minha wa ma batan waj'al baladana hada آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أغثنا اللهم أغث البلاد والعباد اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافئا غير ضار عاجلا غير عاجل اللهم عم هذا البلاد باليمن والبركة والرجاء في أمن وسلام اللهم احفظ حجاجنا الذين وقفوا بالأمس على سعيد عرفات اللهم ارزقهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ودعوة حميدة وسائر حجاج بيتك الحرام سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم كل عام وانتم بخير ci discours tey bi daanaka mën nañu wax ci ñetti mbir tënk muy nga xam ne moom mooy jàmm ak dal waaye tamit léegi ñu côté gi am ci Sénégal ak tamit nag dañu fexe ba sàmm jàmm boobu parce que jàmm bu amee faaw ñu faa ko sàmm ñu ko sàmm dafay yàlla bokk na ci nit ñi nga xam ne sàmm mu nit ki am passeport boo xam ne dóor na bu dëgër boo xam ne nag da ko jàng ci Alxuraan ak sunna passeport boo xam ne dafa fari waaye tey bokk na ci mbir mi bu man mooy ne gouvernement yi ci boppam renforce li ñu tuddee bonne gouvernance tamit ñu renforce def na moom mooy sécurité doomu aadama yi waaye tamit ñii di borom xam-xam ne imaam yi tamit ñoo bàyyi leen ñu mën a wax jàjj nit ñi fekkee def nañ lu baaxul delloo leen ci def na moom mooy borom subhanahu wa taala ndax loolu bu amul rek dëkk bi dafay nekk loo xam ne ci yàq côté la jëm ak loo xam ne baaxul wàllu jikko ñëw na ci waaw ndax da xam ne islam diina la boo xam ne gannaaw jaamu yàlla yi tuddee jaamu yàlla muy julli war ak mel noonu la gën a ñàkk mooy la xam ne mooy jikko bu amul ci nekk ko baax yoon bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen xarit dafa wax naan nit ki bu fekkente ne am na jikko ju baax loolu dana ko mën indil mu dem ba yawmal qiyaama bu ñu ko dugalee àjjana mu am grade koo xam ne da doon julli guddi yëpp di woor bëccëg it rek am na loolu la moo ko may jikko ju baax moom sallallahu alayhi wa
sallam yàlla bu koy tagg ci alquran daan na julli daan na woor waaye loolu feeñu ci waaye li mu ko wax mu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yow yow sallallahu alayhi wa sallam nekk koo xam ne jikko baax bu féete kaw nga yor bal waa Makka yi mu nekkaloon même yow sallallahu alayhi wa sallam avant yàlla di fi yónni waa Makka yi mu nekkoon nañ ko seedoo nañ ne moom ku baax la tuddee ko al amin mooy ko ñu wóolu mooy ko ñu wóolu wala dafa nekkoon dafa ñëwaat ci jikko yi ndax jikko doomu aadama fekkee ne nekkul ci moom comme ni ko waykat waxee mu ne nit ñi wala société yi bu ñuy dund du nit ñi dund moo tax ñu déedéet mu ne waaye jikko yu baax moo tax nee na jikko yu baax ne nag bu xasee ba nekk raaf nekkatu fa rek nee na loolu mooy lan nekkoon ñooñu nekk ñu am société bi dund donte ñu ngi dund nekk ñu dëgg dëgg société mën nañ leen déngale daanaka ndax ne moom mooy ay bàyyi te loolu nekk loo xam ne dëggal lan ngay dénkaane ndaw ñu fekkee dénkaane am na mooy ñu delluwaat bu wax baax ne mooy islam jàngat seen diine nekk ñoom dañ ciy roy nga xam ne mooy yu sallallahu alayhi wa sallam ndax li metti mooy roytiif yi ñu am ci Sénégal moo bari dañoo tuddee roytiif moo xam ne yoo xam ne jaruñoo roy tere bi dañuy xool wala réseaux sociaux yi lu ñu gis nit def ko ñu def ko te fekk na biir Sénégal ci boppam am na ñu royukaay waaye tamit yow saa sam yàlla fi ñu waxoon woon ne bu ngeen bëggee royukaay bu baax jël leen yoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na moom mooy royukaay mat kon ci jeunes yi war nañ jëlwaat xamaat royukaay boobu ñu jàngal leen ko soo defee jéem ko toppandoo ci wàllu yëpp ci ay jikko ak yeneen noonu waaye tamit suñu dëkk bi tamit am na ay jikko yoo xam ne yu baax la yoo xam ne suñuy mag yi bàyyi nañ ko fi loolu tamit war nañ ko jéem a dundalaat nit ñi xam ko xam dem loolu jikko yu baax la ñu jikko yi gën waaye jikko joo xam ne koy jële feneen boo xam ne xam nga ne lii baaxul li lay wan ne baaxul mooy yow sa bopp da ngay làqatu booy def yenn waaye tamit ndaw yi war nañu moytandu ko lépp loo xam ne mooy li yàq seen xel la moo xam drogue la moo xam cocaïne ak mel ni yooyu mu daw ko comme ni ko gisee nga xam ne jamono yi nekk jàpp na bu bëri loolu ñu utilisé mooy jeunes yi te seen xel bu nekk foofu rek dootul nekk loo xam ne def bu baax kon ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu nangu ñëpp di julli may ñu dañu dund ko ak yoo xam ne gën a barke ci بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين الله أكبر يا الله ربنا ولك الحمد الله أكبر والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله يثبت رؤية تربية الشباب الصالح الذي تنتفع به الرسل تقوى على الوالدين في الدرجة الأولى ثم على الدولة أن تهيئ لهم الأخلاق الصالح وعقلهم وإبعادهم عن كل ما يضرهم في دينهم وعقيدتهم وأصولهم وجسمهم وعلى الدولة أن تعينهم ماديا وماليا على إتمام دراستهم ولكن أيضا كبير بس بك خميني جامعة يتطور مكة def nañu seen jaam yàlla sànni leen bët bi yërmande yàlla jéggal leen ñoom ñëpp jéggal kenn képp boo xamee ne tamit toppandoo na leen moom bu demul ba moo tax ñu ne fukki bu Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier au nom du chef de l'État tous les Sénégalais en ce jour béni, communément appelé chez nous Tabaski. Nous avons sacrifié à la tradition et Dieu nous a donné la possibilité d'être là. Nous sommes satisfaits doublement. Tout d'abord d'être mandaté par le président de la République. Je suis avec mon collègue en charge des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, mais surtout aussi d'être envoyé chez nous. Parce qu'il est de tradition depuis plusieurs années, avec nos parents d'abord et nous-mêmes, de venir prier ici. Nous avons écouté l'imam avec beaucoup d'attention. Il est revenu sur une question fondamentale, la question qui justifie notre adhésion à la société. Il s'agit de l'éducation. En déclinant la responsabilité de tout le monde, de la société d'abord, de l'État, mais surtout des parents. Je pense que sans éducation, on ne peut rien faire. Sans éducation, on ne peut pas vivre ensemble. Il est heureux que l'imam axe aujourd'hui sa khutba sur l'éducation. L'État joue sa partition en mettant des moyens importants aussi bien sur la formation, sur la sécurité de nos concitoyens. Les parents
ont leur part de responsabilité et je pense que l'imam a beaucoup insisté sur ce fait. Mais la société aussi dans son ensemble a sa part de responsabilité. Je pense qu'il nous appartient, dans cette commune volonté de vivre ensemble, de voir dans quelle mesure les uns et les autres peuvent respecter la vie en société. Il est revenu sur la drogue, qui est un fléau qui menace le monde dans sa globalité, mais qui est encore beaucoup plus dangereux dans des pays comme les nôtres, où nous avons une population très jeune, où nous avons un niveau de développement qui est encore assez faible, même si nous avons connu des progrès importants ces dernières années. Je pense qu'on ne peut que rendre grâce à Dieu et essayer de faire, en tout cas, de tout faire pour que les recommandations de l'imam soient entendues et soient respectées par tout le monde. La lutte contre le trafic de drogue est là. Nous avons vu les performances de nos services qui parviennent quand même à faire des saisies records. Et effectivement, les personnes qui sont incriminées seront sanctionnées. Ça, c'est clair. Je pense que le chef de l'État ne cesse d'insister sur le fait que ces personnes doivent être sanctionnées le plus sévèrement possible et ce sera fait. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà en wolof s'il vous plaît ñu gis ne que ne imam bi daal dinay wax li nga xam ne moom moo di sermon am daal dinay insister bu baax ci li nga xam ne moom moo di yarub gone yi donc lan mooy sa jàngat ci wàllu yi. waaw ñuy sant yàlla di julli ci yonent bi di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di sant yàlla bu baax a baax buñ ci teewee at bi yàlla dogal ñu ñëw fii ci turu président ñu gis ma fi man ak sama collègue Abdoulaye Daouda Diallo ñoo am ci mbégte lool ndax benn président daf ñu yónni ñaar dañuy njaboot ci kër gi donc bu ñu la yónnee foo xam ne da nga fa sawar a dem da nga war a sant yàlla bu baax a baax yàlla nañu yàlla may ñu teewee ay déwén yu bëri yàlla may ñu def ci réew mi jàmm ni ko président bëggee ni ko gouvernement bi yëpp bëggee tey nag imam bi dafa ñëw wax ci wàllu yar bu waxee wàllu yar mooy tax li nga xam ne ñun mën nañu dund ci réew dund ci société ndax bu ñu nekk ci société boo xam ne ku nekk da ngay def ni bàyyi ma kon société boobu du dox boo gisee li imam bi wax lu am solo la yar nag bu ñu ko waxee dafa am responsabilité yu bari am na loo xam ne société bi la ñun suñu bopp nu ñu bindoo nu ñu aadawoo ak la nga xam ni war nañ ko doxal suñu biir am na it loo xamante ni état bi la war état ba nga ciy def lu mu mën ci wàllu éducation ci wàllu njàngu xale yi ak ci wàllu setal réew mi ci loolu yëpp ci éducation la bokk am na it loo xam ne nag ci waajur yi la donc ça c'est important aussi c'est une responsabilité partagée parce que bu ñu nee éducation ñëpp la war kooku il faut que waajur yi aussi def seen wareef ni ko imam waxee état bi la muy def mu dolli ko mu ngi ciy def déjà lu bari mais ñu dolli ko société bi aussi suñu wàllu bopp ñu xool ni ñuy dundee